jërë ngeen jëf mbokku téléspectateurs yi amaat nañu mbégte ci beneen numéro urgence ñëw ci loo xamante ni daf leen di soxal niñ leen koy toppalee wàllu wér-gi-yaram ak lépp loo xamante ni bëgg nañu di ci waxtaan ak yéen di leen soññ ci ngeen koy toppatoo waaye tamit fexe naka la ñuy def ba di leen xamale ak di leen ràññaatle lépp lu jëm ci wàllu wi nga xamante ni moo di wér-gu-yaram loolu mbokk yi moo tax ñu am benn taxaw seetlu ci lu jëm ci wàll wi nga xamante ni moo di médicament buñ ko waxee dañuy dellu ci pharmacie buñ ko waxee itam dinañu dellu ci am paj ndaxte nag lu jëm ci wàllu traitement buñ koy wax mënuñu ko samp ba mu yegg te duñ ci wax bu médecin bi bindee ordonnance fan lay jëm loolu moom moo waral tey jii nii ñu am seetlu boo xamante ni dafa jëm bu koor tero ñi nga xamante ni tey bëgg nañu woor te nekk sous traitement naka la ñu fas yéene woore mbokk yi loolu bokk na ci lu ñu fas yéene waxtaan amal ay tegtal yu nga xamante ni dañ leen ko ciy jox loolu moom moo waral tey ñu daral docteur Khady Ndaw nekk na pharmacienne docteur maa ngi lay nuyu. Moussa maa ngi lay fay salaamaaleykum wa rahmatullah di la nuyu di nuyu mbokk téléspectateurs yëpp. alors docteur tey laaj bi njëkk a samp pour ñu amal ko moo di yéen ci wàllu médicament ngeen yëngu. donc ñu naan ko garab tey solo si nga xamante ni am na ko buñ ko doon wax ci wàllum paj lan nga ñu ci mën a wax. waaw ñun suñu wol c'est comme toujours rek mu nekk Ramadan wala bañ a nekk Ramadan sax mooy toujours accompagner malade bi di ko conseiller di ko leeralal ci ordonnance bi ko médecin bi prescriral. loolu fekk si na rôle pharmacien bi nga xamante ni tey garab gi moom la aajowoo moom mu mën ko yor. mais dafa am loo xamante ni dafa jëm ci wàllu wi nga xamante ni moo di médicament buñ ko waxee tamit xel day dem ci ni nga xamante ni noonu la ko doomu aadama bi war a jëlee sànq ñu posé lu jëm ci wàllu ramadan di koor ba xam tey nit mën na woor ba pare di jël ay garabam. waaw woor xëy na bëccëgu weeru koor moom kenn du ci naan garab mais su la yàlla mayee nga mën a tenir peut-être journée bi ba ndogu waaw à partir de ce moment mën nga commencer jël sa garab loolu yëpp day dépendre ci traitement bi nga war a def. garab moom mën nañu wax ni mooy base faj sax bu weesoo diagnostic bi médecin bi di def lu ci tegu rek lii tax malade bi sentir boppam wér wala mu tane loolu garab rek moo ko mën a may. généralement moom ñi nga xam ne dañu feebar surtout malade ci feebar yi nga xamante ni mooy lu wér moom li ñuy wax maladie chronique yi. normalement bu ñu jubee weeru koor 1 mois avant ou 2 mois war nañ dem di gisante ak seen médecin bu ko defee médecin bi di leen saytu di leen xool traitement bi ba xam bu changé ñoom tey ndax dinañ mën a tenir ci journée bi bañ a naan garab bi pour mën a woor wala déet donc loolu lu am solo la il faut que tey ñi am feebar yooyu noonu bu ñu bëggee woor balaa ñu dugg ci weer bi ñu dem gisanteeg seen médecin bi tey pour xool nan lay modifier boobu traitement wala nan la koy adapté ak weer boobu pour ñu mën a woor seen weeru koor. d'accord bokk na ci tam garab yoo xam ni dañ koy jël ci digg lekk ak garab yoo xamante ni dañ koy jël avant ngaa lekk yooyu xeetu traitement yëpp di am ba xam tam di ngeen ci faral di tenir compte par rapport ak patient bi nga xam ne ñëw na teg ci bëgg a woor wala tamit njeexital gi ci liñ doon wax. principe actif bi ak durée d'action par rapport ak organisme bi. waaw garab yi ñu ne nga naan ko ci digg lekk tey boo koy jël mën nga ko jël boo pas boo ndogoo mais booy reer par exemple parce que souvent dañuy bëgg peut-être mu ànd ak lu gras li ngay lekk pour absorption produit boobu tey gën a gaaw mais bu dee ay café ak mburu kese non loolu mën na léger mais mën nga ko jël peut-être booy reer lekk lu xaw a diis ci repas principal bi. nga jël ko ci biir lekk boobu dina permettre peut-être absorption garab bi gën a gaaw pour traitement bi gën a baax liñ la naan toujours nag bul ko jël ci lekk da nga koy jël avant lekk yooyu tamit loolu lañ ci éviter mu nekk en compétition ak lekk bi tey ci récepteurs yi pour nga xam ni que absorption bi du normal du ko defee doo am li nga soxla ci dose bi nga soxla ci sa sang donc yooyu souvent noonu lay demee buñ ne laa avant lekk tu dois le respecter que buñ ne laa tamit ci digg lekk parce que toujours am na lu muy def ba tax dose bi ñëw normalement ci sang bi
garab yi bari na façon bari na nu muy réagir ci yaram ni ñu koy absorber maanaam ni ko yaram bi di utiliser am na yoo xam ne tey durée d'action bi day gàtt donc généralement yooyu mooy def prise yu bari yi suba midi ngoon wala ñeenti yoon ci journée bi ça dépend am na yu nga xamante ni durée bi mën na def 8 heures de temps généralement demi-vie mën na def 8 heures de temps généralement 2 fois nga koy jël ci journée bi mais am na yu nga xamante ni sax 24 heures mën na ko def benn doom bi tey boo ko jëlee donc yooyu la ñuy wax longue durée d'action yooyu mën nañ ko jël benn yoon rek ci journée bi donc bëri na bu nekk ak ni ñu ko defaree ak ni muy réagir ci yaram bi ni ko yaram bi di absorber. alors loolu bu amee kon dinañ la laaj kon nit ki naka la ko war a jëlee ba xam tey dafa war a am fu mu war a jaar wala yéen bu yegsee ci yéen la naka la procédure bi war a demee ba ngeen ko war a mën a tegtal ni moom kat war na mën a woor ba pare di jël ay garabam. waaw day dépendre ci maladie bi nit ki yore ak traitement bi ni mu ko doon jëlee donc par exemple soo jëlee tey koo xam ne tey diabétique la am na garab yi nga xamante ne moom tey day jël benn comprimé toute la journée kooku tey soo ko jëloon benn comprimé boobu mën na ko tenir loo toute la journée wàccee suukaram mais ñooñu généralement sax suñu demee gisanteeg seen médecin day modifier garab boobu parce que garab boobu mën na wàccee tey suukaram ba mu def hypoglycémie ndax longue durée d'action boobu mu am ci yaramam bi donc toujours rek day delluwaat ci médecin bi tey pour mu modifier posologie bi nga xamante ne moom lay jëlee garab bi su dee antibiotiques yi am na yu nga xamante ne tey mën nga ko jël dafay soxla nga lekk rek jël ko am na ci biir lekk wala juste après le repas mais am na yu nga xamante ni soxlawul muy ànd ak lekk donc da nga koy jël 1 heure avant le repas wala 2 heures après donc yooyu yëpp ay mbir la yu nga xamante ni faaw ñu saytu ko bu ñu nekkee ci weeru koor bu ñuy waxal nit ñi ni ñuy jëlee seen garab yi dinañ ko jël nag peut-être heure ndogu en général juste après ndogu bi mais bu dee après ndogu bi nag des fois tamit médicament yooyu mën na interférer tey ak café bi ngay naan wala ataaya bi ngay naan ay excitant donc yooyu da ngay fexe mu espacer peut-être prise boobu ak garab bi wala heure xëdd bi tamit mën nga ko ci jël juste après le xëdd donc yooyu yëpp ay yu ñuy saytu la par rapport ak garab bi nga war a naan. souvent nag il faudra que bu dee lu ñuy modifier moom avec médecin mais bu dee par rapport ak conseil prise yi par rapport ak excitant yi et autres loolu même le pharmacien vraiment mën na ci conseiller le malade le patient waaw. alors tey ku wax lu jëm ci wàllu wopp wax lu jëm ci wàllu faju médicament bu ñu ko waxee tam xel day dem ci yenn ci ay feebar yoo xamante ni tey boo ko dégloo ci ni nga xamante ni moom ngay waxee maanaam ci wàllu maladie chronique yi bu ñu ko doon wax ñi nga xamante ni ñi ngi dund ak moom tey ñooñu maanaam ci seenum paj est-ce que bu koor jotee dina yomb ci ñoom am déet. waaw surtout ñooñu sax je pense que ñooñu moom ñoo gën a am solo ci ñi war a dem xool seen médecin bu ñu bëggee woor avant vraiment ñuy dugg ci koor gi parce que du médicament yi ñuy jël yëpp la ñuy mën a boole ak woor am na ci ñoo xamante ne moom vraiment woor bi duñ ko mën a def di ko boole ak naan garab bi te buñ ko jëlul mën na leen a indil ay jafe-jafe donc faaw médecin bi joxe ci avis am pour ñu mën a jël seen médicament yooyu noonu ci biir koor gi. tey bu ñu la doon wax personne épargnée yi maanaam ñi nga xamante ni moom xam naa bu fekkee ñi ngi ci traitement tey koor moom jéggal na leen dëgg lan nga ñu ci mën a wax. waaw ñooñu moom xam naa ñi am peut-être maladie cardiaque yi nga xam ni suñu jëlul seen médicaments yi mën na indi jafe-jafe ci xol yi ñi nga xamante ni moom dañu am benn ulcère gastrique yu avéré yu metti yooyu tamit di leen indil genre crise ñooñu suñu deful seen traitement ba wér tamit bu ñu wooree bu ñu xiifee seen estomac yi day sécréter ay acide yooyu mën na yokk vraiment seen jafe-jafe ci ulcère boobu noonu ñooñu pour ñu woor tamit mën na metti ci ñoom ba moytul dañ leen koy mujjee teggil ak peut-être ñi nga xamante ne diabétique yi nga xamante ne dañuy jël tamit injection en général ñooñu tamit seen woor day xaw a jafe waaw. asthmatique yi moom mën nañu woor aussi asthmatique yi bu dul ñi am crise d'asthme moom parce que généralement c'est les crises qui peuvent vraiment sonal nit ki mais soo defee sa traitement de fond parce que am na traitement d'entretien nit ki bu amee asthme am na traitement d'entretien bu muy def boo xam ne mën na ko bañ a daaneelaat
donc mën na woor loolu waru ko mën a empêcher mu woor normalement. alors ñooñu tey jii nii su fekkee jël nañu jigéen exemple maanaam jigéen ju wérul parce que bu ñu ko waxee une femme enceinte kon bu wérul rek xëy na làmboo na ak ay garab kooku noonu tey bu fekkoon dafa bëgg a woor est-ce que lu mën a nekk la ci moom. waaw jigéen ji war na lor moom waaw bëri na ci ñoo xam ne mën nañu woor bu dul ñi nga xamante ni vraiment ñoom la ñuy tuddee peut-être les vomisseuses am na ñu nga xamante ni bu ñu nekkee en état dañuy wëccu tout le temps. wala ñi nga xamante ne dañu faible anémie trop sonn ñooñu mais sinon war na lool moom vraiment warul mën a tere nit ki mu woor ñu bëri daal dinañ mën a supporter nekk en état ba pare di woor bari na ci parce que garab yi ngay jël en fait souvent soo amul ay maux de ventre et autres da ngay anémie tuuti ñu jox la ay fer yooyu kese ngay jël wala ay maux de tête soo amul tamit hypertension ça dépend aussi ñi nga xamante ni moom seen tension day yéeg moom ñooñu moom pour ñu war mën na difficile mais su dul loolu cas boobu normalement ñooñu mën nañu woor wala boog ñu laaj toujours l'avis du médecin pour mën a woor waaw. alors donc est-ce que mën nañu boole ci même catégorie boobu noonu jigéen ji nga xamante ni wasin na ba pare di allaiter. waaw peut-être bu dee kuy doog a accoucher xam kooku moom déjà mënagul woor xëy na bu demee ba set ba war a mën a woor. moment yooyu tamit médicaments yi muy soxla du bari juste ay fer peut-être lay soxla ak ay multivitamines xëy na pour jàppale doomam pour moom tamit mu bañ a faible donc toujours day dépendre ci organisme ku jigéen ki rek am na ñoo xamante ni dañu résistante mën nañ ko booleeg woor di nàmpal mais am na ñoo xamante ni tey dañuy faible bu ñu nàmpalee mën na leen indil miir wala ay hypotension wala ñu faible daal donc ñooñu tamit xëy na buñ ko mënul rek. je pense que dañuy bàyyi wala boog ñu jéem a dem xool seen médecin waxtaan ak ñoom xool ba xam mais amul daal médicament boo xam ne dañ ko war a jël bu leen war a mën a teree woor waaw ça dépend daal seen capacité physique daal souvent waaw ci loolu lay dépendre. d'accord alors suñu dellu suwaatee sur le rôle du pharmacien ñu dellu suwaat tamit ci yéen askan wi nga xamante ni jege nañu leen te ñi ngi leen di fréquenter ñi ngi ñëw ci yéen est-ce que tey di ngeen gis. ci wàllu fréquence koor gi buy teru nga gis tey jii nii ñoom ñu am conseil yu ñuy ñëw di leen ko laaj wala fréquentation bi di ngeen gis ñu ci bari ñoo xamante ni tey koor dinañ am ay yenn jàmbat. waaw ñun moom suñu rôle en tant que pharmacien waaw comme toujours ni ma la wax sànq rek même bu dul koor sax rôle boobu toujours dañ koy am mooy rôle toujours leeralal malade bi tey ordonnance am bii ñu ko bindal. ou bien bu ñu koy conseiller ñu xool interaction médicamenteuse yi ñu garab yi ak bii naka la ñu interagir donc naka la ko war a jëlee leeralal ko vraiment posologie bi nga xamante ni moom la war a jëlee garab yi ba nga xamante ni du ko indil benn jafe-jafe ci fajom boobu tey donc loolu conseil boobu toujours moom la ñuy njëkk a dawal toujours ak loolu leeral ordonnance boobu tey prescripteur bi bindal ñu. xam nga ñun comme pharmacie au niveau de la pharmacie léegi dañuy xool tension dañuy xool diabète souvent dañuy référer maladie ñu mën a dem seen médecin yi pour def seen traitement wala pour modifier le traitement su fekkee jub nañu koor généralement ñi ñuy xoolal ñu am hypertension wala ñu am diabète bu ñu leen laajee ndax dañu bëgg a woor dañu leen di conseiller toujours ñu dellu tey ci médecin bi pour ajuster seen traitement bi ba nga xamante ne dinañ mën a woor boobu te duñu am benn jafe-jafe donc rôle boobu toujours dañ koy jouer te comme ñoo gën a jege médecin bi souvent ñooy gën a mën a waxtaan ak malade bi pour vraiment leeral ko di ko yónni aussi muy dellu ci médecin bi toujours pour corriger le traitement wala adapter ko ak koor gi. alors lu jëm ci wàllu fréquence su diabète ak tension bokk na tamit ci loo xamante ni yaa ngi koy wax sànq ni mën ngeen a xool suukar mën ngeen xool tey yaa ngi dégg lu jëm ci wàllu tension tey ñooñu tam. est-ce que ci période boobu noonu di ngeen leen gis lu ci bari. waaw fréquent na trop vraiment ñun fréquence bi ñu gis nii sax gisuñu ko woon autant ci tension ak diabète dafa bari ci jeunes yi ci mag yi ci ñu âgé yi vraiment ñëpp am tension ñun nag souvent à la pharmacie bu ñu dépister dañuy def ay dépistage aussi pour vraiment dimbali leen di leen wax ni que ñu def seen traitement wala référer leen ci hôpitaux yi mais tamit di leen wax ñu yëngal seen yaram yi parce que tamit mode de vie bi defe naa moo changé tellement que maladie yooyu dafa bari trop léegi
ak lekk yi nga xamante ni demeetul noonu nit ñi dañu bëgg lu niin waaw bëgg lu saf sucre te loolu yëpp boo ko boolewul ak exercice physique rek mën na la indil genre feebar yi comme diabète ak tension moo tax léegi moom vraiment bari na trop ci population bi. d'accord alors ñu gis ni tey jii nii ci fréquence boobu noonu tension ay idées reçues la de yu ñu am que ni ñu ci bëri dañ naan man de su ma ko jëlee abadan la may dikkee ba xam idée yooyu noonu yegg si na ci yéen. waaw li nga wax loolu am solo la parce que ñun dañuy jànkonteeg loolu tous les jours ay maires yi nga xamante ne noonu la ñuy arrêté seen traitement yàq seen traitement ci ne dama dem ñu ne ma bu ma ko jëlee dama koy jël à vie waaw effectivement am na fu sa tension bi di toll moom traitement bi c'est à vie waaw mais chaque fois ñun dañ leen di ne garab bi il faut nga boo ko jëlul dafay mel ne tey nga jëloon benn raakool nga ubbi robinet nga bës raakool bi soo bësee raakool xam nga ndox bi du génn nga bës buntu bi daal mais soo bàyyee gis nga pression boobu ni muy yéegee soo arrêté sa traitement bi ba reprendre ko noonu lay dem wala soo ko arrêté balaa ngay reprendre noonu la sa tension bi di yéegee donc day yéeg ba jaaxal la sax donc li may conseiller juste population mooy ñu continuer di def seen traitement bu ñu commencé traitement rek dañ ko continuer te même bu ñu commencé wul dañuy am naan la du ma commencé traitement parce que kon après dama koy jël à vie mais nga jël ko à vie nekk sa jàmm yaram moo gën nga bañ ko jël moo indi tey AVC yi ngay dégg yu bari yooyu moo ko indi ñàkk a jël seen traitement yi correctement di ko yàq loolu moo indi problème AVC yi ngay dégg tout le temps ci mag ñi jeunes yi ñëpp ñëpp lay dal donc vraiment foog ñuy suivre traitement yi di ko jël du wàññi dara ay benn comprimé par jour généralement lay doon wala benn matin benn soir nga am sa jàmm yaram nekk say activité defe naa loolu moo gën ci yaram daal. bokk na ci leneen lu ñu daal di nemmeeku ci sa njëlbeenu wax nga ko ni garab gi dafa am njeexital bu nga xamante ni moom la koy def ci li nga xamante ni moom moo di suñu organisme di durée d'action bi mais ci beneen pàcc itam bu fekkee mën nañ ko fa waxee moo di xëy na buñ nee garab ci tubaab loolu la ñuy wax mais bu fekkee tamit gàncax sunguf ak yeneen ak yeneen ñi nga xamante ni ñu ngi koy naan xëy na jëfandikoo war a woor am nga ci kàddu. waaw garab yooyu moom vraiment duma ci mën a sori xam nga parce que comme nekkul lu ñu def ay études scientifiques yu leer daal te gis nañ ni vraiment prévalence su maladies rénaux yi ni mu baree ci dëkk bi te loolu yëpp ñu ngi jéem a joxañ peut-être ne que veine yeeg sunguf yi ñuy defar di naan la ak peut-être faux médicaments yi nekk ci marché bi donc garab daal il faut balaa nga koo jël daal dañ ko war a saytu parce que lu dugg ci biir moom du génnaat donc lu ñu war a saytu la ba nga xamante ni yow boo ko jëlee dafa am yoon bu muy jaar faj li muy faj li ci des jaar ci rein yi génn ci yaramu nit ki donc loolu bu ñu ko deful rek nit ki wóorul daal muy jël vraiment lu nekk mu di ko dugal ci biiram loolu waaw. mais su fekkee tey soriwoo ci loolu mën naa la laaj ni la lu jëm ci wàllu faux médicament tey principe actif bu fekkee xëy na luñ ciy séentu nekku fa kon tey jii nii résultat bi ci kii traité wu war a mën a xaar amu ci. waaw généralement nag faux médicaments yi moom dadul sax am principe actif lu ci bari généralement ay placebo ay yu nga xamante ni dañ koy dajale rek defar forme comprimé wala forme sirop wala suppo noonu jox nit ki léegi yooyu noonu généralement day accumuler wu rek juste au niveau des reins indil nit ki problème nekk fa ay déchets indi insuffisance rénaux yi ngay dégg yu bëri généralement loolu lay indi mais du faj nit ki ou bien mu am tuuti principe actif bu nga xamante ne da ngay ñëw commencer jël garab bi par exemple benn antibiotique nga war a traité wu pour 5 jours par exemple wala 10 jours nga commencer jël garab bi waroon a jël par exemple tey 1 gramme par jour garab bi lu mat 500 milligrammes sax nekku ci donc loolu yaa ngi indi sa yaram bi résistance parce que yaa ngi foog ne yaa ngi traité wu mais traité wuwuloo parce que jëloo dose normale bi nga waroon jël sa yaram donc tu fais 5 jours nga bàyyi li ngay naan wéruloo léegi yaram bi microbe bi dinañ miin tey garab boobu ba résistance ci garab boobu ba nga xam tey boo jëloon tey vrai garab bi sax dootu la fajati loolu moo njëkk a nekk lu gën a metti ci faux médicaments yi daw ci dëkk bi nii résistance bi mu nar a entraîner d'ici quelques années ci yaramu nit ñi. kooku tey bu fekkee mu ngay jëlee garab feneen ba pare ñu ni ko ak sa traitement mën ngaa woor te la muy jëfandikoo amul njeexital xalaatoo ci ay conséquences. waaw loolu da koy topp bu baax sax da koy topp bu baax nga woor déjà nga xiif sa organisme di sécréter ay acide nga daal di ndogu nag jël garab yi nga xamante ne nekkul sax les vrais médicaments ba pare ki la ko jox non seulement nekkul vrai médicament mais du la wax sax ni nga war a jëlee garab boobu tey précaution bi pharmacien bi di jël tey di la expliquer li nga war a jëlee sa garab boobu ba
indil benn lor ki la jaay faux médicament moom mun la ko wax parce que jàng ko du métier am donc loraange yu bari mën na koo jur daal ci nit ki. alors bu koor gi teroo nga gis seenee ni ñoom ay jàmbaar lañu fayee ni commencé di ñaxtu kalaasu Ablaye Ndiaye bi kalaasu ñi nga xamante ni ñoom ñoo di ñoom Moussa Dia ak ñooñu ñaxtu gi daf leen di yomb ba xam tey it ñaxtu googu noonu dina yegg si ba ci pharmacie yi. buñ duggee tuuti ci koor gi ba am ay fan rek souvent da ngay gis ku ñëw naan la man dama jeex wala su ma ndogoo du ma mën a lekk du ma am appétit mais souvent tamit dañuy constater ne que ci koor gi nii nit ñu bëri seen saan yi day yëngatu parce que duñu déparasité wu en fait les gens ne se déparasitent pas donc souvent suñu duggee ci koor gi rek da ngay gis soit duñu mën a lekk wala dañ la naan sama xel mi day tourner su ma lekkee donc ñooñu souvent bu ñu ñëwee dañ leen di déparasité ba pare jox leen nag ay multivitamines ay stimulants d'appétit yu nga xamante ni dina leen permettre ñu lekk bu baax bu ñu ndogoo pour que ñu am ay réserve la journée ñu mën a tenir waaw loolu moom da ciy am souvent bu ñu soree tuuti ci koor gi. waaw premier jour koor yi moom en général dina am premier jour koor yi souvent di nga gis ku ñëw ne la man sama xol bi day metti peut-être ñoo xam ne amoon nañ ulcère te mettiwul torop wala sonalu leen lool xiif bi jàpp leen acidité gastrique bi yëngal peut-être ulcère bi dinay am ay maux de tête souvent migraine pour excitant yi nga xamante ni tàmm nañ ko naan yenn heures yi soo ko naanu mën na indil ay migraine dinañ koy faral di am mais suñu demee ba ci digg koor gi souvent l'organisme s'adapte. accès aux médicaments est-ce que yomb na askan wi nga xamante ni tey ñi ngi ñëw ci yéen ba xam tey ñi jote ci garab yi yomb na. jumtukaay bi jëm ci wàllu garab ndax yomb na askan bi waaw mun nañ wax yomb na parce que par rapport ak année yu weesu yi mën nañ wax léegi gën na yomb ndax tey boo duggee pharmacie yi généralement loo bëgg ci garab di nga ko am comme ni ñu koy waxee souvent rek ñun depuis dévaluation ba dara changé wul suñu côté ba pare dugal nañ IB bi ci biir pharmacie bi il y a des médicaments génériques yu bari 70% wala 80% médicaments yi tey pharmacie boo duggee ay générique lañu générique nag mooy médicament boo xam ne rek copier nañ maire bi ba pare mu gën a yomb donc généralement askan wi ñun bu ñëwee indi ordonnance dañuy xool loolu toujours par rapport ak ay moyens wam pour fexe rek mu am garabam bi tey ba mën a defi traitement wam bi su dul nekk ni médecin bi insisté wul ci bu ñu bañ a changer garab bi souvent duñ ko boo leen woowee rek dañuy d'accord pour nga mën a substituer par rapport ak li kii nit ki yore pour mu mën a am garab bi pour mën a dem faju ji donc jafe-jafe yi barbas moom 100 francs sax léegi boo ko amee am garab 200 nga am garab bopp buy metti garab yaram buy metti vraiment yomb na damay ñaan population bi daal ñu bañ a ragal a dugg pharmacie parce que daal lu ñu am rek normalement boo ñëwee ak loolu la mënti metti soo waxee rek war nga mën a am garab boo xam ne la soulager le temps que peut-être nga dem gis sa médecin foofu. garab générique yi ñu yore nii moom ak molécule mère yi ñoo yam képp même molécule bi la mais comme le molécule mère bi ki ko cherché woon tey jii moom dafa dépensé woon lu bari loolu mooy waral toujours différence prix parce que yow mii doo ko commencé garab def say recherche ba trouver ko da ngay fay lu bari pour def recherche boobu tey pour trouver ko pour confectionner garab bi dugal ko ci marché bi maintenant soo ko defee ci marché bi nag bu amee yenn durée yi dañuy ne garab bi léegi 20 ans peut-être dañ naan garab bi léegi tombé na dans le marché donc ku mën a copier rek da ngay copier pour que mu gën a accessible ci population bi léegi yow mi ñëw copier nag tey yow defoo recherche da ngaa fekkee Massamba tey defal recherche def lépp da ngay ñëw rek copie collé ngay def da ngay copie rek defar say boîte daal di jaay loolu kon day gën a yomb ci population bi te ki koy jaay non seulement dina ci génn mais du tere ki koy jënd tamit gis ci boppam te loolu la ñuy soxla ci yenn garab yi pour mën a faj bi gën a accessible ci population yi daal moo tax nañu rassuré wu vraiment garab yu baax la surtout que day jaar ci circuit normal balaa muy ñëw fii ci suñu pharmacie yi ñun. comme demee ne noonu tey lan nga leen mën a baaxee comme conseil pratique yu nga xamante ni tey mën nañ ko jëfandikoo rawatina ak moo xam ci koor gi maanaam pharmacien bi war a wax tey jii nii lan la war a wax. waaw en tant que pharmacien dama leen di wax rek ne toujours il faut ñuy respecter d'abord seen traitement ni ñu leen ko waxee parce que. du naan suba midi ngoon comme ni ko nit ñi di déggee rek mooy wax ji parce que loolu yëpp am na lu mu wund ci garab gi muy def ci yaramu nit ki
deuxièmement il faut que ñuy jël les médicaments yi ñuy jaay ci pharmacie bi ñu bàyyi médicaments yi nga xamante ni contrefait la dañ koy jëndee feneen parce que amul benn sécurité ci yaramu nit ki. donc yeneen bi am na yu nga xamante ni médicament conseil yoo xam vraiment nit ki mën na ndogu jël ko xëdd jël ko te du ko yàqal dara ci kooram wala muy yàq dara ci traitement am donc yooyu daal il faut ñu koy respecter di lekk bu baax aussi ci koor gi am hygiène de vie bu baax te bañ a lekk aussi lekk njóobeen yeeg sàlleen yi. alors du ñàkk ci conseil yi dinañ ko ramasser waale mais waxaale tamit ci lu jëm ci wàllu sénégalais yi nga xamante ni jënd garab buñ ko mënee tam topp seen traitement ba mu jeex lu leen jafe la. waaw loolu dëgg la loolu moom dañ koy déplorer bu baax parce que souvent dañuy commencer traitement tane rek jël garab bi teg fële ñu rejeter souvent par exemple si angine yi daf ñuy dal nit ki day am angine dem ñëw ñu bindal ko garab mu commencer traitement ñaari fan tane dem teg doogaat une semaine mu rejeter waat ñëwaat jëndaat dem teg donc loolu dafay indi maanaam non seulement mën na indi résistance parce que garab bi jëloo ko ba mu jeex microbe bi miin na ko wala mën na entraîner aussi yeneen maladie mën na indi ba indi la maladie cardiaque bu fekkee traité woo correctement sa angine donc dafa traitement moom nit ki daf ko war a suivre bu dee 5 jours bu dee 10 jours nu mu mënti demee rek da nga ko war a suivre ba mu jeex tàkk bu ko defee mooy tax li ngay faj daal di wér te du gaaw a ñëwaat. kon jërë ngeen jëf mbokku téléspectateurs yi docteur Khady Ndaw pharmacienne moom la ñu recevoir. waaw xanaa di nuyu sama mbokk pharmacien yépp di jaajëfal aussi waa 2S ci émission bu am solo bi nga xam ni que agent de santé yépp ñu ngi koy suivre ndax toujours njariñ rek lañ ciy gis di gën a conseiller aussi population bi di leen ñaax vraiment ñu góorgóorlu di jëndee pharmacie yi fi ñu ko war a jëndee parce que tamit yaram moom lu ci duggee naat di ñaan autorités yi tamit ñu dimbale ñu ci vraiment marché parallèle bi loolu moom cri de cœur la bu nga xamante ni pharmacien fu mu toog dina ko wax parce que sonn nañ torop ci garab yi nga xamante ni mu ngi dugg ci réew mi te jaarul ci yoon suñu population bi di ko jël mu ñuy indil feebar yu bees yu bari yu kenn xamul woon ci réew mi loolu moom ñu ngi ñaan vraiment autorité bi ñu góorgóorlu ci jéem ñu vraiment éradiquer tax xam nañu vraiment ni ñu ko war a faje donc buñ ci jugee rek incha allah loolu war na jeex ci dëkk bi nit ñi mën a ànd ak seen wér-gu-yaram loolu laa leen tàggatoo asalaamaaleykum wa rahmatullah. li ñu taxoon a jóg nag bokk na ci woor dëppale ko prise de médicament mën na nekk wala mënul nekk li ngeen ci jàngee mooy que ni bu weer wi teroo gis sa médecin daf ci am solo pour appui médical bi ginnaaw bet ñoom pharmacien yi ñoom tey jii nii am na rôle bu am solo buñ ci war a jouer ngir jëlinu garab gi naka la war a demee ak toppatoo gu ni mel ndaxte médecin bu bindee pharmacien bi mooy mujj te mooy gën a jege waay malade bi ci këram ngir tey mën a am suivi boo xamante ni moo jëm ci wàllu traitement bi kon yàlla nañu yàlla may dégg ak topp ci liñ doon wax mbokk yi ci yeneen jamono ñu ñëw ak yéen ci leneen jaa ngeen jëf